bienvenue dans cette nouvelle leçon de un esprit sain dans un corps sain. Tey dañ leen indi benn leçon bu spéciale bu important pour faire partie de la prévention. Mieux vaut prévenir que guérir. Topp leen. am na benn exemple cas agression boo xam ne dañ koy gis la plupart du temps boo xam ne dogalekat yi dañ ko utiliser vis-à-vis de ñoo xam ne dañoo yar ay oto wala ñoo xam ne dañoo nekk sur transport dañ lay jéem a intercepter en cours de route pour jël li nga yar yëpp wala su fekkee da nga am yenn passager ñu dépouiller la te pour loolu noonu seen première méthode bi ñu utiliser mooy ils vont tout faire ba arrêter sa oto. Et comment ils vont faire surtout que booy jaar ci benn yoon boo xam ne boo fay jaar dafa am lu la tiim que ça soit ay montagnes wala ay collines wala mu nekk ay autoroute wala ay ponts ñoom nen la ñuy jël dañuy jël nen. ñu sànni ko sa pare-brise bu dalee fii toj bu roogalaane sa premier réflexe xam nga mooy que da ngeen utiliser sa balai pour faxas ko au lieu que mu faxas ko day yàq carrément sa vision bu dootoo gis looy def bu da ngay obligé taxaw wala sinon bu avancé da ngay def choc. voilà sànni na si nen bu mel nii. xool leen gis ngeen regardez comme vous le voyez là gis nga instant bi pare-brise bi sinon là gis nga boo xoolee. ba tey maa ngi jël ndox mais gis nga pour mu épousseter ko sax problème la temps bi laps de temps bi yëpp ñoom dañ koy utiliser pour jëm la def li ñuy def. moo tax booy daw nga gis ay gravats yoo xam ne dafa wadd sa kanamu oto wala ay choses yoo xam ne dafa wadd sa kanamu oto pare-brise di brouiller sa champ de vision lu mu munti nekk mën nga koo faxas mais soo xoolee gis mu nekk ay nen wala mu nekk loo xam ne daal wóoluwoo ko vaut mieux que nga débrouiller dem ba ak benn lieu bu sûr nga soog koo faxas balaa lii di la ci fekk. lii aussi benn technique de défense bu simple boo xam ne ñëpp mën nañu koo def. dafa nekk occasion boo xam ne dana fekk tout juste ngay génn sa oto fay nga sa oto nga génn ba nga fayee sa oto naturellement da ngay sa caabi bi nga tëjee daa jaxaloog benn waa joo xam ne dafa ñëw am intention nuire léegi fii boo xoolee laps de temps bu gàtt nga am su fekkee ne xam nga ne yow boo jéemee xeex ak moom moo la mën boo taxawee aussi séddee day laaj sa caabi oto day jël oto da koy taal da koy yóbbu. soo jéemee boo dawee aussi. bu fekkee moom moo la gën a gaaw mu dalay fël nga daanu mu nangu affaire yi dem mun na la gaañ sax bu yore lu mu lay jàmm wala dara balaa ngaa yuuxu di woote wollu fekk moom jël na oto bi dem da nga war a yuuxu woote wollu mais avant ça lii ngay def génn nga nii yaa ngi secret dese nga ak moom xoolal fii ngay jël oto bi ngay gis mais doo def jëg yem si léegi moment bi ngay taxaw nii da ngay profité ngay yuuxuwaale sàccee di yuuxu voilà gis nga boo xoolee fii boo fi def di yuuxu di woote c'est sûr que mënu laa daj c'est sûr que du la daj parce que lii ngay utiliser te temps bi mu jël nii sax du ko jël parce que moment bi ngay tourné ak moom benn yoon ñaari yoon yuuxu sàccee day daw. bii benn technique de défense la boo xam ne moment bi nga nekk di dawal passager bi nekk si ginnaaw moom moo lay jéem a fexeel dans le sens que da lay xoj pour nga arrêter oto bi pas comme utiliser arme bu fekkee daa utiliser arme am na yeneen affaire yooyu def y a des techniques spéciales yoo xam ne que mu ñëwee arme à gauche à droite ci kaw wala quelque part wala mu taxaw fii yëpp yoo xam ne boo leen ñëwee salle dinañ leen ko coacher. agir na benn moment bu opportun boo xam ne xooj na la laajul sax nga jàng ay armation wala nga am technique yu avancé xoola sa oto yaa ko xam wala oto bi nga yor xam nga ajustement siège yi fan la nekk comme cas bi fii la regardez moom ngay jël nga tirer ko là da nga koy tànc si ginnaaw moment bii nga profité tijji sa génne sa caabi voilà soo ko mënee verrouiller nga verrouiller ko ci biir après nga woote à l'aide. Pour terminer dañ leen won des choses yoo xam ne fréquemment nit ñi dañ koy def ci tali bi te loolu c'est pas bon pour leur sécurité. ci benn yoon wala nga nekk ci benn tali boo xam ne oto yi yu jógee fii sens bi nii la ñuy demee yu jógee fee di ñëwee sens contraire comme nii. voilà léegi fii dañoo remarqué ne que trottoir bi nekkee côté bi que nit ñi ils ont l'habitude di dox fii nii alors que oto yi ñëw ñu ngi leen di won ginnaaw. ñi jàng code de la route xam nañ ne lii sax dañ koy tere na ñoo xam ne nag jotaguñ jàng code de la route defaguñ permis te ñoom peut-être que mën nañ ko bañ a xam moo tax ñuy doxee noonu mais loolu c'est interdit parce que oto yi di ñëw nii ci ginnaaw surtout nga sëgg sa téléphone mais moom bu dérapé ñu dal sa kaw doo ci mën dara parce que doo ko gis mine de rien bu fekkee oto bi tamit dafa am kenn koo xam ne da lay jéem a fexeel
moom moment bi ñëw si ginnaaw que ça soit que muy këf sa portable wala mu lay def dara boobaa doo si mën dara. surtout que boo takkee ay casque sëgg sa téléphone ba pare di doxee sens boo xam ne oto yi nii la ñuy ñëwee wala ngay daw di sport alors que oto yi ñëw ñu ngi ñëwee sa ginnaaw donc à partir d'aujourd'hui ne marchez plus oto yi fu mu leen wanee ginnaaw. Cette même règle s'applique aussi que booy dox guddi. sa portable yaa ngi ko taal lumière portable bu nekkee sa bët boo sëggee sa téléphone doo gis li xew aux environnants moment boobu noonu n'importe qui mën na see profité mu dogaale la moo tax tamit booy dox guddi bul am habitude surtout boo nekkee zone boo xam ne xam nga ne fii c'est pas sûr nga sëgg sa téléphone di manipuler lumière bi di tàppe sa bët fekk lépp ngi lëndëm wala nga takk ay casque yokk ko ba nga xam ne booy dox nit buy dox sa ginnaaw di la yoot wala di jéem a fexeel dara doo ko dégg. booy jël taxi wala ngay jël particulier privilégié yoo xam ne dafa am sécurité comme ça boo leen duggee da ngeen di vérifier sécurité bi si toutefois que vous vous trouvez dans un endroit boo xam ne seen dalul seen xel wala ngeen nekk fu wéet. et aussi boo leen déggee benn yoon ñu ne comme quoi daa am ay rumeur d'insécurité boo jëlee taxi wala particulier boo mun jël ak oto boo munti jël waxoon na jaar yoon boobu quitte à ce que mu tegg quitte à ce que sax nga war koo dolli paas. su fekkee nekkoo si condition yooyu noonu fépp foo guddee foofu mu nee fanaan fa moo gën ngay jaar ci mbedd yu yaatu yi mbedd yu leer yi te moom ay nit mais bu leen jaar si ay ruq même si aussi ay ruq la yoo xam ne da nga koy jël mu nekk ay raccourcis privilégier les chemins éclairés et larges. defkatu ñombe yi liñ gën a bañ mooy témoin ku fekke wala ku gis wala ku yëg moo tax si genre situation yi aussi si malheureusement nga retrouvé wu fais le tout ba nga dem si sens boo xam ne dafa am ay témoin wala sens boo xam ne c'est éclairé même si nekkul ne foofu moo nekkoon sa jëmukaay parce que agresseurs yi ak dogalekat yi témoin lañ gën a ragal. Rendez-vous la prochaine fois pour une autre nouvelle leçon de un esprit sain dans un corps sain.